asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci li ministère de la santé di xëy di yeggee askan wi bés bu yàlla sàkk di limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo am coronavirus fii ci mim réew lu tollook téeméer ak juróom-benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo amee mbas mi ni ki tey jii ci gaaw bi mu mel ni nag juróom-ñeent fukk yi ak ñeent ci ñoom nag ay cas contact lañ fukk yi ak ñaar di ay cas communautaire dañ ci dikk ni mu gën a yaatoo gis ngeen ko noonu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal am ak njàqare lool ci situation bi nga xam ne nag bi la jàngoro am na ko fii nga xam ne moom moo di ci capital bi di Ndakaaru mu mel ni nag ñeent ñoo jël mu mel ni ñett yi nag fii rek la ñu rek daal di bàyyee ko moom Abdoulaye Diouf Sarr ni ki noonu itam mu daal di teg ay pexe yoo mën xam ne ngeen mën a tax ñu daal di moyu bile doomu jàngoro centre national de transfusion sanguine nag jamono yi mu mel ni jafe na rek ñu gis ay doomi aadama yoo xamante ni dañ fa ñëw ngir rek daal di maye deret bokk na ci li ko waral moo di koor gi nga xam ne moom la ñu jugee bu yàggul dara ak itam coronavirus bi nga xam ne lëmb na réew bu Sénégal ba ñu si ñu bëri ci askan wi ñemeetuñoo génn seen i ay kër jamono yi nag ñu ngi soxla lu tollook ñaar téeméeri li nga xam ne rek moom moo di poche 200 daañ ci dikk ni mu gën a yaatoo xam ngeen ne ni ki ëllëg di dibeer la ñuy rek màggal li nga xam ne moom moo di Pentecôte mu mel ni ca Popenguine nag néew na nga gis ak doomu aadama boo xamante ni ñëw na ngir màggal lu ni mel li ko waral xam ngeen ko coronavirus bi nga xam ne daal dinay poñe suñu réew daañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu toggal ca Mbuur lii lépp tënk la mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. asalaamaaleykum ñu nuyuwaat leen mbokk téléspectateurs yu télévision Futur Média ci gën gi nuyu xibaar yi nañu ko junjee woon ca bopp noonu la ñu koy dooree ñu baaxee leen limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo am coronavirus fii ci réew bu Sénégal ni ki tey ji jàpp leen lu tollook téeméer ak juróom-benn nag ci ay cas positif la ñu am ci ñoom ñooñee nag juróom-ñeent fukk yi ak ñeenti cas contact la fukk yi ak ñaar nag di ay cas communautaire maanaam am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu fan la ñu ko jëlee dañuy teewlu jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fi ci réew bu Sénégal ni ki tey jii moo janoo woon ak askan wi. si junne ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki test yu ñu def tey téeméer ak juróom-benn ñoo si positif 94 bon juróom-ñeent fukk ak ñeent cas ñoo nekk ay cas contact fukk ak ñaar ñoo ci nekk ay cas communautaire ci cas communautaire yooyu ñaar yi Parcelles Assainies lañ nekk ñaar Cambérène benn Colobane benn Liberté 3 benn Guédiawaye benn Hann Bel-Air benn Nord Foire benn Sicap Amitié benn Koungheul sa région wu Kaffrine benn Touba ñu yëgal leen ne ñaar fukki patient ak ñett wér nañ ci bésu tey bi li ñuy wax cas grave moo ñu nekk réanimation mën nañ jàpp na fukk ak ñeent ñoo fa nekk tey ñeneen ñiy faj ñu ngi yëg tan bu baax ci bésu tey ba mu dooree ak léegi mën nañ jàpp ne ñetti junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom moom la ñu déclaré ci ay cas yu positif ci lim boobu junne ak juróom ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn ñoo ci wér ñeent fukk ak ñaar génn ci àdduna junne ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak benn ñoom la ñuy faj tey ci suñu hôpitaux yi.
gis ngeen ko noonu moom jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal am ak njàqare lool ci doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy amee mbas mi fii nga xam ne moom moo di ci capital bi di Ndakaar mu mel ni nag ñeent ñoo jël mu mel ni ñett yi nag fii la ñu bàyyeekoo néew na itam bu ñu jàkkaarloo ak askan wi rek lim doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo am jàngoro ji te lu ñu lim ab doomi aadama woo xamante ne fii ci Ndakaaru la dëkk dañ koy déglu moom Abdoulaye Diouf Sarr ci ay pexe yoo xamante ni bëgg na ko nas ngir rek ñu daal di fegu ci bile mbas. si ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent cas yi xamante ne jël nañ ko le 29 ñaari junni yi ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom yi fii si Ndakaar lañ nekk boo ko xaymee junne bu nekk daal ñaar fukk yu nekk waaye bu wér la parce que jàngoro bi law na fi bu baax a baax te bu ñu taxawul dana faagagal ñu bëri fii ci Dakar moo tax ma wax comité national de gestion des épidémies ñi xamante ne ci réew mi yépp ñoom ñoo ñuy xelal ci mbir mi joxe orientation ñu lëkkaloo ak comité régional bi xamante ne ñoom ñoo yor mbiru Dakar pour nu mu gën a gaawee ñu taxaw xool lan la ñu war a mën a taxawaay bu gees bu gën a tar pour arrêter feebar bi fii ci Dakar parce que situation Dakar nekk na situation bu particulière may wax ne nag bu ñu lënkaloo ñun ñëpp boole suñu doole danañu gagner effectivement Covid-19 mais bu ñu caaxaanee Dakar yaakaar naa ne feebar bi mën a taxawee ci réew mi noo xamante ne dana faagagal lu bëree bëri. moom Abdoulaye Diouf Sarr amaloon ab doxu nemmeeku ca centre de traitement ba nga xam ne moom moo nekk ca Guéro ngir rek daal di rek seet ñi nga xam ne dañu am doomu jàngoro ji te du feeñ seen yaram nag boobaak léegi ngeen déggoon leen mu mel ne nag dañuy def li nga xam ne moom moo di ñaxtu ci anam wa nga xam ne moom la ñu nekkee Abdoulaye Diouf Sarr di daleel seen xel ci ab rek doxu nemmeeku boo xamante ni amaloon na ko niki tey àndoon ci ak jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu armée bi fii ci réew bu Sénégal di maître Sidiki Kaba dañuy teewlu kàddu yi. bis ñu nopp xool lan ngeen soxla ak lan mooy seen préoccupation dégg nañ ko bu baax dégg ngeen léegi professeur li mu wax professeur Sylvie aussi mi ngi ak yéen li ngeen wax mu nekk préoccupation pour que ñu baral test yi ba képp koo xamante ne wér nga yeexu test yi bañ la fi bàyyi loolu dégg nañ ko bu baax a baax a baax mais nag comprendre nañ ne li ngeen nekk ku ci nekk am stress amul kenn ku nekk situation ba nekk te doo am stress bon donc ñun li ñu war mooy ñu leen di jege à chaque fois maa ngi demander effectivement ñi yor centre bi ma leen di féliciter tam wax dëgg yàlla nag il faut ñu féliciter leen bu baax. ay jàmbaar lañ. loolu am solo la. ñu ñëw ci limug doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy amee mbas mi fii ci Ndakaaru mu mel ni nag saa su nekk day gën di bari lile daal di samp ab laaj ci anam war nañu war a def wala boo ko pexe yi ñu war a nas rek ngir rek daal di fexe nu ñu ko mayoo bile mbas Aminata Mbaare Sow dikk na ci ak tënk wu yaa ñu seetaan. mbas mi law bu baax a baax ci biir Ndakaaru capitale bu Sénégal tey jii toll na ci 2 junni ak juróom benn téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti cas bi mbas mi duggee ci Sénégal ak léegi. leneen li ci gën a ràññeeku moo ci bésub tey ci téeméer ak juróom benn test yi nga xam ni ñëw nañu doon positif téeméer ak ñeent yépp fii ci Ndakaaru lañ leen fekk mu mel ni nag ci cas communautaire yi ci fukk ak ñaar yi fukk yi yépp fii ci Ndakaaru tamit lañ ko nemmeeku ci bés moobu lay ñu gis ne ñeenti district yi nekk ci département bu Dakar ñoo amagum cas yu ëpp bu ci mel ni Dakar Sud am na lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari cas district Dakar Ouest am lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaari cas district centre am ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn district nord am ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent bu weesoo ñeenti district yooyu faree ci département bu Dakar département de Guédiawaye tamit nemmeeku nañ fa ay contamination ndax ci tollu nañ ci téeméer ak juróom fukki cas bi mbas mi tàmbalee ak tey mu mel ni nag xeex gi dañ ko war a yokk fii ci capitale bu Ndakaaru ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ministre bi bu ñu xeexee mbas mi fii ci Ndakaaru daanaka li ci tegu dina yomb lool mu mel ni nag dañoo war a
accélérer stratégie de riposte yi surtout nag fan yi nga xam ni école yi war na ubbiwaat xale yi dem jàngi. Aminata Mbaare Sow bokk na ci kenn koo xamante ni rek soobu na ci li nga xam ne moom moo di xeex bi bu yàgg boobaak léegi mu mel ni gën na ko baral di gouverneur bu Dakar ndax noonu itam muy dugg ci gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk file ngir rek daal di ñaax askan wi dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ji nga xam ne ñu ngi wax dañuy wàññi mesure de restriction yi ñu bëggoon leen xamal ni tey nag la ñu war a gën a mën a taxaw pour xeex mbir mi ñu bañ a bàyyeeku li ñuy wax bàyyi seen bopp bàyyi masque yi distance yi te ñu respecté donc bref lépp lu nga xam ni lu personnel de santé digle la tey lañ ko war a mën a gën a respecté te dañu bëgg ñi nga xam ni tey comité bi organisé woon na ko quartier bu nekk mu am fa benn cellule ñu bëgg cellule yooyu ñoom ñu jël xeex bi ñu teg ko ci seen loxo ñuy dugg kër par kër di dem roq par roq fu ñu mën di dem ñu wax ak nit ñi wax askan bi noonu rek la ñu mën a gagné combat bi te gëm naa ni dynamisme bii nga xam ni gis naa ko ci Rufisque sous la direction du préfet bu dakkul léegi kenn dootul waxati coronavirus fii ci département de Rufisque et au-delà kenn du ko waxati ci département ci région bu Ndakaaru. ca Kaffrine doomi aadama njëkk bi nga xam ne rek am na mbas mi nag di ab commerçant boo xamante ni doon na faral di dem diggante Touba ak itam fa nga xam ne moom moo di ca Koungheul jamono yi nag daal nañ koy dandale ngir saytu wérgu yaramam bu baax a baax naka noonu itam gouverneur ba fa ak itam médecin chef bi daje woon nañ ak way taskatu xibaar yi daal di nas ay pexe ngir rek fexe doomu jàngoro ji daal di yem ci kenn kookee nga xam ne jot na ko am ñu teewlu reportage bu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. Kaffrine mi ngi doog a am kenn ku am coronavirus di ab waxambaane bu toll ci fanweeri at ak juróom doon baana ci diggante Touba ak Kaffrine jiite kuréel gi saytu mbas mi ci diwaanu Kaffrine. am nañu cas bu njëkk benn cas positif fale ca Koungheul bu am fanweeri at ak juróom commerçant la day jaay ay légumes ci marché bu Koungheul prélevé ko yàlla def résultat yi ñëw mu nekk résultat yu positif. gannaaw bi ñu ko saytoo bërëg démb yemboog ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai ci la résultat yi dellusiwaat nag ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mai ñu daal di firndeel ne ngóor soosu dafa ànd ak doomu jàngoro bi. tàmbali nañu retraçage bi pour xam contact yi mbokk mi yëpp jot nañu xam ñan ñooy ses premiers contacts maanaam njabootam dëkkandoo yi donc loolu la. beneen mooy jël nañ ay dispositions ak waa service d'hygiène pour décontaminer këram ak centre de santé jóge fa tam dem centre de santé pour faju donc service d'hygiène jël na disposition par rapport à ça. loolu sax moo tax muy sàkku ci askan wi ñu gën a jël seen matukaay sàmmonteeg ndigle kay docteur gannaaw bu mu jaaraamal nag kilifay docteur yi nga xam ne booba ba léegi ñu ngi ci xeex bi. ñu boole ci itam sensibilisation. ñu sañoon duñ musa am cas mais cas bu ñuy gérer la donc bu fi kenn. voilà indi peut-être psychose wala leneen wala ñu koy ber ñu koy boddi déedéet kii incha allah dinañ ko faj ba mu wér. jamono jooju moom moo li ànd ak doomu jàngoro ji ñu ngi ko ber ci benn auberge bu nekk ca Koungheul waaye amul benn feebar buñ ko tiital bu waroon na ci suuf terewut nag kilifay docteur yi ñoo ngay sàmm wér-gu-yaramam jamono ji. Omar Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi xam ngeen ne ñaari fan ci weeru juin bi ñu dëkk man la ndongo yi di delluwaat ci li nga xam ne rek moom moo di daara yi mu di ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci classe d'examen ca Médina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu cet gi nag daal nañuy dugg ci école yi daal di rek def lépp loo xamante ni war na mën a tax ñu nemmeeku fa wàllu cet daal nañ koy def ànd ci ak jiit bu bokk moomeel bi nga xam ne itam moom moo rek daal di topp seen ginnaaw ngir rek ñu daal di sumb lu ni mel xale yi bu ñu demee mën a jàng ca rek xel mu daal Pape Fara ñi ngi ak Amadou Ba ci reportage. ay ndaw service d'hygiène daal di nag gàddu seeni matériel ngir désinfecter établissement scolaire yi daanaka école yi nekk ci Médina yëpp ñoom pare nañu tey ngir nag dalal élèves yi nga xam ne ñoom ñooy def classe d'examen te du ànd ak benn tiitaange nga xam ne lii di Covid-19 dina leen fa dal. L'État a mis beaucoup de moyens barrières le maire de Médina a mis des moyens barrières loolu moo tax ñu ñëw fii taxaw di xeex bi ñu ñëwee nag pompé nañu classe yi pompé salle yi surface yëpp. dañ ko sécuriser mais dañuy jàll ci école yeneen école jàll ci daara yi daara ci mosquée xam nga virus bi moom amul garab mais mën nañ ko rey te xam nañu ñu ngi circulé ndax cas de maladie bi nga am donc bu ñu pompé bi da koy rey. loolu lépp ci ndimbalu mairie bu Médina élèves yi ak jàngalekat yi dinañ ñëw ci place fekk fa matériel yëpp yi nga xam ne moom lañ leen jagleel. tey ñu def kook école yi kon Médina musul xaar
mais ngeen jàpp ni du doomi Médina kese ne Médina. tey lenn rek moo ñu ñor mooy na xale yi jàng te bu kenn feebar Médina dafa bokk ci communes yi nga xam ne feebar daf leen a laal bu baax mais li ñu soxal tey mooy na école yi ubbeeg jàmm ak salaam benn xale bañ fee feebar te Médina am ci résultat yu baax. gannaaw benn tour bu ñu def ci école yooyu ñi di parents d'élèves yi ak inspecteur académie bi ñoom jamono ji seen xel dal na ci ubbite école boo xam ne du am benn jafe-jafe. école bi tamit dafa nekk loo xamante ne xale yu ndaw yi ñoo fay dem tout tànk yi ñi nga xamante ne ñoo war a yore Médina demee ñi nga xamante ne ñoo war a réew mi demee donc monsieur le maire bu ñëwee. indi ay moyens am suñu xel dal na bu baax a baax parce que li ñu gis te service d'hygiène liggéey ko accompagné par la police de la Médina accompagné aussi par le ministère de l'éducation nationale via son représentant. service d'hygiène désinfecté toutes les classes yëpp pompé nañ ko war a pompé bureau directeur ci kaw ba suuf et léegi loolu gën nañu rassuré xawoon nañ jaaxle mais vraiment suñu xel dal na xam ne le 2 juin incha allah enseignement apprentissage dina mën a commencer ci condition yu baax a baax. lu wut ak matériel bi mairie bi tamit dafa jël ay ndaw ak ñi nga xam ne ñoo nekk personnel de santé bu nekk ca gox ba ngir ñu dem ci école yi daal di gunge élèves yi ci ñaari fan ci weeru juin ak li des ci at bi yëpp bu ko defee mesure barrière yëpp ñu mun koo respecté. Pafara ñu ngi ñeneen ñoo xamante ni def nañ lu ni mel nag bi yoon nag du ñu yor wàllu cet gi fii ci Ndakaaru waaye mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor nekk ca diwaan bu Fatick rawatina commune bu Jaxaaw ñoom itam ànd ak jiit bu moomeel bi nag daal di def lu ni mel daal di rek désinfecté yenn ci ay écoles yoo xamante ni ñu ngi fa ndax ndongo yi mën a dem ci ak dal dañuy teewlu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. école élémentaire bu Ngom bi nekkee ci Jaxaaw la élément service d'hygiène yi njëkk a dugg foofee nag nettoyé nañ ko désinfecté ko mairie bu Jaxaaw nag ñoom ñoo jël initiative bu ñu mel ngir ne ñu dalal élèves yi ak itam enseignants yi ci anam yu mucc ayib 2 juin bi di ñëw. te xam nañ école ne jaxasoo la ak laalante élèves yi la ak ay gën a ñoo fay daje nan lañ war a taxawee ci école yi pour que xale yi jàng te duñu loru te loolu nag école yi rek mënuñ ko moo tax ñun ñu décider accompagner leen ci gunge leen ci gunge bi nag moom mooy te gunge bi du yem tey parce que école yëpp dinañ leen pompé. Jaxaaw nag fa la ñu nemmeekoo cas bu njëkk bu coronavirus ci biir région bu Fatick moo tax nag ci commune boobu nit ñi dañoo gën a bàyyi xel feebar bi am na ay ndaw yu bëri yoo xam ne dañ leen a formé ngir ñuy wan élèves yi nga xam ne ñoom ñoo war a dellu ci école yi nu ñuy moytoo feebar bi. xale yi dinañ ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy brigade des jeunes mooy gone yi nekk ci ASC yëpp dañoo dajaloo brigade boobu dafay toog ci école bi nekk ak directeur bi di ko gunge ci lu toll ci fukki fan ak juróom donc boo xam ne bu xale yi duggee dinañ leen jëlal seen température ci buntu bi dinañ leen jox solution hydroalcool dinañ leen assister ñu raxasu te récréation bi aussi dinañ leen guider pour que ñu bañ di saafonte wala ñu bañ di leen fàttali ñuy takk seen masque. école yooyu nag di waaju ubbi tax na ba fi mu ne genn wàllu école yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci région bu Fatick yëpp service d'hygiène nettoyé nañ leen désinfecté leen. ci biir région bi ñu ngi programmé désinfecté 800 écoles au niveau de la région. Je pense qu'on a presque atteint la moitié. ci Jaxaaw nag bu weesoo école yi ne ñu lieu public yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci commune boobu la yëpp saa su ne ñu ngi leen di désinfecté ñu ngi koy amal ba fa feebar bi feeñee ba léegi. Aminata Goudiaby ci lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi la ñuy des ba tey bi la yoon nag ca diwaan bu Kaolack mu mel ni maire ba ak syndicaliste yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu njàng mi ak njàngale bi nag ay kàddu yu waroo la ñu amee ci rek ginnaaw jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàll wi nag ba mu fa amalee ab doxu nemmeeku syndicaliste yi li ñu xamle moom moo di yenn ci ay matuwaay yu ñu war a jël ngir rek ndongo yi mën a jàng ci ak dal mu mel ni nag jëlu ñu ko ba tax itam suñu ndaw la nga xam ne rek moom moo ñu fa toogal moom Ibrahima Diamé ak Faly Gaye def ci ab reportage. ci kanamu jëwriñ ci yore wàllu éducation nationale ki fi teewal mairie bi kon daal di xamle ne daanaka lépp yemb na ci lu jëm ci wàllu wàccaay bi pour tàmbaliwaat njàng mi ci l'école yi nekk ci biir commune bi bu ñu sukkandikoo ci kii di Elimane Mandiaye Cissé adjoint au maire chargé de l'éducation école yëpp daal dinañ leen désinfecté. En amont participer na ci pulvérisation ci désinfection de l'ensemble des écoles de la commune de Kaolack 86 lañ aussi bien public que privé 86 yëpp désinfecté nañ leen lavé nañ leen raxas nañ leen ba ñu set wet am nañ yaakaar ne fi mu ne nii xale yi mën nañu ñëw nag ak maîtres yi ci anam yu gën a baax ci seen santé
pour mën a reprendre les cours dans les écoles. wante nag ci côté syndicaliste yi mu mel ni safaan waa la ñu gis bu ñu sukkandikoo ci kii di Ben Diallo bu G7 ak ñi mu àndal nee nañu gisuñu loolu le te kenn mënul fexe ba ñu tàmbaliwaat njàng mi tant que amuñu lu wóor lu jëm ci wàllu kaaraange rawatina ngir seen wér gu yaram. lu ñuy wax c'est très clair duñ ci dem sans ay garantie il faut que mu clair ñu wax ko fii ci kanamu suñu kilifa di ministre de l'éducation nationale. donc bu fekkee te le 2 ministre bi si boppam moo ko wax am na lenn loo xamante ne manqué na ci wàllu protocole sanitaire yi moo xam masque moo xam thermoflash moo xam gel hydroalcoolique moo xam ay toilettes fonctionnelles wala ay ndox ak ay points d'eau système de lavage bu amul ñun wax nañ déjà suñu camarades yi au niveau de la base buñ jël benn risque nañ dellu seen kër yi. donc situation baa ngi ni ñun on est décidé à accompagner mais non sans des garanties sanitaires et sécuritaires. ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla moom ci wàllam nee na xelam dal na ak li mu gis di dalal tamit xelu ñi di syndicalistes yi moom daal dinay def tournée visiter ñaari école ci diwaanu Kaolack laata mu ñëwaat gouvernance def remise symbolique ay matériel d'hygiène. mbokk yi xam ngeen ne ni ki ëllëg di dibeer nag ci les Pentecôte mu mel ni nag foofee nga xam ne moom moo di ca Popenguine néew na nga gis koo xamante ni ñëw na fa ngir daal di màggal lu ni mel bokk na ci li ko waral xam ngeen ko coronavirus bi nga xam ne daal nay poñe réew bu Sénégal boobaak léegi nag ñu ciy lim ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu ko Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ci reportage. tali yaa ngi feex amul benn oto ci parking yi te tamit doo gis benn tente bi nga xam ne daaj nañ ko foofu ci veillu weekendu Pentecôte bi ñu ngi ci Popenguine ci sanctuaire ba benn agent ASP la ñu fekk ci bërëb bi. ay journaliste kan moo fi nekk. directeur bi dem nañ xool ko fee këram fi la nekkoon sànq mu dem. église baa ngi tëju ay sœur ak ñi ni mel di bale tali yi recteur bi di superviser yenn ci ay liggéey. nous avons fait l'expérience d'une grande joie. messe bi amaloon nañ ko démb ci mbégte mu yaatu naam su fekkee ne sax nit ñi teeweewuñ ko lu bari jàpp nañ ne diffusion bi ñu ko war a diffuser lundi dina indi mbégte mu yaatu ci fidèles yi chrétiens yi ba ci jullit yi nga xamante ni sax dañoo yàgg di teewee mbir mi. qui ont l'habitude d'assister à cet événement. benn groupe nit daal di toog di waxtaan ci place publique bi kenn ci ñoom sax jàpp ni pèlerinage marial bi li mu amul ren ji lu metti la ci ñoom. nekkul woon daal lu ñu gën parce que ñu bëri daan nañ ci am teraanga daan nañ ci am dara bon jigéen daan ci faraatu am dara dañu yóbbu seen kër yi bon ñun góor ñëw si daan nañu faraatu am ñu yóbbu ali si kër yi te ñaan boobu ñu daan ñaan si dëkk franchement dafa nekk la nga xam ne ñaan googu di kay di ñaan si dëkk bi dafa daan dimbali musulman yi dimbali Sénégal yëpp. municipalité bu Popenguine tamit di wax li ni mel. tey gis nga ni dëkk bi mel calme heure bi daan na fekk dëkk bi xaw a xumba nit ñi fa ne jóge fa démb di jàmm si yàlla kon tey ji bu amul daf ñuy marqué waaw mais nag ñu nangu dogal yàlla rek démb gis nga li boo demee tey ji Makka gis nga fa Abdourahmane ñeneen ñoo xamante ni mënuñoo teg gët ay doomi aadama mu di centre bu national de transfusion sanguine nag boobaak léegi néew na gis ab doomi aadama boo xamante ni dina fa ñëw rek ngir daal di maye deret bokk na ci li ko waral di koor gi nga xam ne moom la ñu jugee bu yàggul dara ak itam coronavirus bi nga xam ne itam mi ngi fi boobaak léegi Amadou Ba ak Pafara Ñing. conséquence bu coronavirus ak weeru koor bi ñu jógee waa centre transfusion sanguine yëg nañ ko lool ndax tiruwaar yi boo ko ubbee daanaka ay mbuusu deret yu tuuti nga fay fekk te nag jamono ji ñi koy laaj ñu jox leen ko bëri lool. waaw depuis coronavirus bi amoon ak weeru koor gi pratiquement am nañ déficit bu mag pour si wàllu deret parce que comme ni ngeen ko xamee centre de transfusion sanguine moom liggéeyam yëpp mooy collecte jël deret si nit yi distribuer waat ko te bi loolu amee collecte mobile yi nga xam ne ñun ñooy déplacé wu dem ci quartier yi dem ci entreprise yi dem ci école yi boobu ba léegi loolu defatuñ ko donc te loolu mu ngi représente 60 téeméer boo jël juróom-benn fukk yi. ñu xam njëriñu deret ndax mun naa sauver ay bakkan ñi nga xam ne nag dañoo ñëwoon di maye deret bi la yëg-yëg la ñu am. parce que actuellement banque de sang bi amul dara fu mu nekk nii nit yi dañoo soxla deret parce que fii ku nekk mën nga am sa mbokk boo xamante ne soxla na ko moo tax ñu indi leen ñu ñëw fii pour di maye deret xam nga mën na sauver vie te ñun ñi di ko maye. du changer dara daal dañuy may rek te yàlla tax. képp ku jaar hôpital xam nga ni don de sang lu am solo la ci dundu doomu aadama rawatina ñi nekk hôpital tëdd te amuñu ku leen ko defal quoi. te yàgg naa ko bëgg a def ça fait des années mais amoon opportunité pour def ko moo tax tey bi ma gisee ñu kii ko
ñu def benn publicité si la décidé ma ñëw pour def don de sang quoi. ñu soxla ci bëccëg bi lu tollook 200 ci ay mbuusu deret waaye ba ñu tàmbali ci suba si am nañ lu tollook 100 ñuy yaakaar ne dinañ dépassé li nga xam ne moo nekk àpp bi. tey ak semaine bi yëpp ak samedi prochain surtout ñu woote woo ñëpp pour ñu ñëw maye deret tey objectif bi 200 poches lañ xalaatoon. bi 11h jotee am nañ plus de 100 poches donc yaakaar nañ ne fii ak 14h fii ak 2h dinañ am objectif boobu. ngir fexe ba banque de sang bi du ñàkk deret ngir ñu mën a sauver ay dund yu bëri ñi di synthèse danoo def plan d'action bu bees samedi yi leen koy ubbi ngir fexe nag ñenn ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ mën a ñëw maye seeni deret jàppale ñi nga xam ne ñoo ko soxla. Pafara ñi ngi ñu soxla woowulee deret nag doon na loo xamante ni lu am solo la ndax ku ko maye ku nekk rek daal di ngay sauver ab bakkenu doomi aadama. dañuy wax ci leneen li leen nag ñu jàpp ne ay rëq-rëq la ci wàllu koom ci wàllu économie waaye itam ci li nga xam ne rek moom moo di wàllu politique fii ci réew bu Sénégal mu di suuf nga xam ne ñu ngi koy saaxee ci colline bi nekk fii ci Fara des Mamelles nga xam ne nag saa su nekk ñu ngi gis ay doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi gas waaye itam di fa amal yenn ci ay chantier kenn koo xamante ni bokk na ci rek collectif boobee di Mamadou Mignane Diouf Alxasan Ba moom moo taataan ay kàddoom ñu déglu ko. ci suba dañoo xëy ñëw fii pour woon Sénégalais yi li nga xamante ni moo xaw ci phare bi dafa am ay nit ñu ñëw di gas di yéeg ci kaw phare bi phare bi doon loo xamante ni moom lañ doon utiliser pour contrôler navigation aviation yi ak navigation bateau yi ñu ngi ko tabax en 1884 boobu ñu ci bari fii gën a segunu aduna te ñi fa nekkoon di ko samo ba léegi xanaa nag du ñoo dañu gën a gore phare bi itam nekk ci loo xamante ni benn volcan la boo xamante ni xëy na boo laalee yenn partie ci cëram yi mën na créer loo xamante ni mën a yàq Dakar yu yàq Sénégal donc il faut que loolu ñu xool ko dindi ko xam ñi nga xamante ni leen fi jox ay kayit jox leen ay titre foncier wala ay titre du bail loolu ñu xam ñan la kan moo leen ko jox ak luñ ci jublu bu boobaa itam ñu xool loolu noonu lan lañ def bi delloo ko askanu Sénégal il faut que ñu jóg ci ñun ñëpp daañu fexe ñun ñëpp ànd ak yéen pour que collectif yi nga xamante ni taxaw na tey di mën a delloo loolu ci yoon ñu delloo Sénégal li nga xamante ni mooy suufam ndax suuf si kenn moomu ko dafa méngool ni tey am na Sénégal yooyu jóg dem ci drapeau bi dagg ko dugal seen poche wala yóbbu seen kër. Alxasan Ba cant ak ngërëm ñeen la mbokk yi foofee la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje Cheikh Tidiane Diaw mi ngi ne toog noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futur Média ba ëllëg jàmm jërë ngeen jëf.